Waji jare bako su ngeen ma dégloo ma way yow waji jara di li tax ma koy tiitaroo. asalaamaaleykum wa rahmatullah, man la Chérif Ely Cheikh Aïdara ñu may wax généralu Cheikh Al Khoutoub di doom ci Chérif Khoutoub doomu Cheikh Al Walid doomu Cheikh Al Khoutoub doomu Cheikh Mouhamed Taqullah Soufi doomu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel Mamin. Bon man nag jeune la maa ngi nekk ci keppaaru Cheikh Al Khoutoub di liggéeyal Cheikh na Cheikh Saad Bou ànd ceeg sama mouvement bi nga xamante ne du sax sama mouvement mais man ci taalibe yi laa bokk muy waa takku liggéeyal Cheikh na Cheikh Saad Bou. ñu nekk fii di waajal suñu événement le 14 août incha allah rabbi fii ci zone A. donc man moom Sénégal laa juddoo bi ma demee ba am ñaari at wala ñett ma dem Mauritanie ànd ak sama yaay ñu nekk foofu ci Taveras Zéna def naa fa 12 ans mais biñ fa nekkee après ma jóge fa dem ci keppaaru Cheikh Sidi Bouya doomu Cheikh Hassan na foofu laa jàngee alxuraan bi ma fa jógee ma dem ci Vethhoul Hassan na jàngee fa nekkoon foofu Nimjaat di jàng alxuraan bi alhamdulilahi rabbil alamin bi ma jógee ci loolu ma delluwaat Sénégal nekk fi doon jàng école am sama bac suivre ay formation en communication alhamdulilahi rabbil alamin noonu ba paa bi ma jël mission wu continuer nag liggéeyal Cheikh na Cheikh Saad Bou ci biir tarixa xaadiriya. waaw turu général bi du tur boo xamante dañoo ñëw rek créer ko turu général bi dafa am fu mu jóge c'est-à-dire que Cheikh Al Khoutoub ñoo toogoon ci benn gàmmu boo xamante ne mooy gàmmu waa kër Amadou Baro Diouf fii ci Golf ñuy ay taalibi Cheikh Al Khoutoub sunu maam Cheikh Al Walid moo nekkoon seen sëriñ ñu toogoon di gàmmu comme gàmmu yëpp Saad Bou Samb di way bi paa bi jëlee kàddu di wax ñu laaj ko muy wax ci ay doomam léegi bi mu waxee ba toll ci man mu ne diw kat maa ngi koy nuyu maa ngi ko tuddee Cheikh na Cheikh Ali Cheikh sama sëriñ bi nekk Atar mais moom mooy sama général c'est-à-dire que nag wax jooju foofu la commencé mais wax ji firiwul ne man maa jiite dara wala man maay dara li mu firi mooy kii kat taalibe la te day liggéey ci kër gi parce que waxuma général noonu mais dafa ne généralu Cheikh Al Khoutoub c'est-à-dire que kon man maa ngi topp di takku di liggéeyal Cheikh Al Khoutoub donc turu général bi foofu la jógee c'est-à-dire que koo xamante ni mi ngi topp ginnaaw waajuram di ko liggéeyal di ko tarbiyu ci Cheikh na Cheikh Saad Bou foofu la tur bi jógee mais du loo xamante ne dañ ko wax parce que général la wala man maa jiite wala dara mais juste que taalibe la yenn responsabilité yi nekk ci kër gi yëpp man maa koy dox man maa parce que man la yelloo ndax man maay taalibe bi man maay jaam bi ci kër gi foofu la général. bien sûr xam nga tenue yi à la base bi ñu solee tenue pour une première fois pour mu ànd ak général bi la waaye tenue bi boo leen gisee ñu def ko du question ne da nga nekk soldat wala da nga nekk mais déedéet gis nañ ko ci murid yi gis nañ ko ci tarixa yu bëri ki nga xamante ne mu ngi sol tenue mooy ki nga xamante ne jóg na pour liggéey parce que mënoon nañu sol ay 3 pièces wala sol ay getzner toog mais loolu du sunu cër mooy jóg liggéey comme ni ko turu mouvement bi di defee ànd ko xale yi takku liggéeyal Cheikh na Cheikh Saad Bou kon dañuy takku moom moo tax ñuy sol ceinture yi jóg di tarbiya di liggéeyal Cheikh na Cheikh Saad Bou te pour man tarbiya boo ko bëggee def mënoo ko defee noonu il faut nga sol tenue bi nga xamante ne moo yelloo ak tarbiya boobu looloo waral ñuy sol tenue yi yeneen tenue yi nag bon dafay ànd ak tur bi rek genre communication dafay ànd ak tur ba pare tenue bi day motiver xale yi à ce que bu ñu xoolee ne seen sëriñ mu ngi sol tenue di liggéey day tax ñoom ci seen jëmi bopp dinañu sol tenue ñoom tamit dinañu nangu liggéey te alhamdulilah rabbil alamin am na influence bu rafet parce que ñu bëri ñu ngi commencé di sol seen tenue yi gis nañ ne ren Nimjaat bëri na ay xale ak ay association yoo xamante ne daan nañ ñëw chaque année mais ren dañoo innové sol ay tenue day tax ñu gën a mën a nangu liggéey day tax bu ñu nee ne seen sëriñ kat sol na tenue kon dootuñu am complexe boobu donc motivé na leen motivé na ñu bëri ci liggéeyal Cheikh na Cheikh Saad Bou looloo tax ñu sol tenue bi pour wan xale yi ne sëriñ si sax ñu ngi koy def pourquoi pas ñoom ñu def ko. ñu bëri dañuy foog ne man maa moom
takku liggéeyal Cheikhna Cheikh Saad Bou man moomu ma takku liggéeyal Cheikhna Cheikh Saad Bou parce que takku liggéeyal Cheikhna Cheikh Saad Bou tur la boo xamante ne bien vrai que man maa ci waxtaan ak sang bi ba mu nangul ma ko ma ne au lieu de ñu naan diw borom diw nañ ut benn tur boo xam ne tur bi ci jëmi boppam moo nekk slogan bi takku liggéeyal Cheikhna Cheikh Saad Bou moo tax bëri nañ ay télé wala ñu xam dañu may laaj ne ma takku liggéeyal Cheikhna Cheikh lan mooy seen objectif ñun suñu objectif mooy suñu tur mooy dañuy jóg takku liggéeyal Cheikhna Cheikh Saad Bou ak anam buñ ko munti defee te liggéeyal Cheikhna Cheikh Saad Bou nag mooy liggéeyal yonent bi liggéeyal yonent bi mooy def li nga xam moom la yàlla bëgg donc ñun ay jeunes lañu ci loolu la ñuy dox relation bi ma am ak ñoom dafa commencé ci benn réunion bu ñu amoon Cheikh Al Khoutoub toog mu ne sama yaakaar def naa ko ci jeunesse bi nekk ci kër gi ah man jeune la te ci kër gi laa bokk am naa ay mag et je suis très en accord ak ñoom lépp lu ma def ci seen ndigal laa ko jëlee lépp lu ma def ñoom ñoo ma ko conseillé muy Cheikh Al Walid xalifa Cheikhna Cheikh Al Khoutoub ak Cheikhna Cheikh Sidaati borom Anwaaru Saadiya ak sama raq Cheikh Mouma Aydara donc ma nekk jeune ci kër gi bu paree ne damay takku liggéeyal Cheikhna Cheikh Saad Bou cheikh bi woo ma woo taalibe yi ne leen eri cheikh mii sama doom la bëgg naa ko fonk naa ko bëgg naa mu bokk ci yéen ma ne ko Aydara yow loo bëgg ñun moom la ñuy def kon man ci sama jëmi bopp damay bokk ci association bi damay bokk ci mouvement bi looloo waral ma nekk ci bokk ak ñoom di fekkee réunion yi di def ay xadara ak ñoom lépp lu ñuy def ma bokk ci bu ñu solee tenue ma sol tenue bu ma solee tenue ñu ànd ak man lépp lu may def ñoom ñoo ma ci taxaw en même temps relation frère et sœur la frère et frère la relation sëriñ ak taalibe surtout parce que damay kaf ak ñoom di foo ñuy waxtaan gis ngeen ambiance bi may def ak samay taalibe aw ma benn problème parce que li tax ma koy def ak ñoom xam naa ne am nañu taalibe respecté nañ ma te bëgg nañu liggéeyal Cheikhna Cheikh Saad Bou man fii ak base boobu mi ngi fay am fii ak nit ki mu ngi am taalibe rek man mun naa seq ak yow lu ne looloo tax amuñu benn problème dañuy kaf foo di ree te ku ma ci wax tëbal sax fii mu tëb lu ma ko wax mu def ko ndax loolu la leen Chérif Khoutoub sant loolu la ma sant moo tax ñu ànd ñu ñëpp di liggéeyal Cheikhna Cheikh Saad Bou loolu moom di relation yi la am ak waaw loolu du ci ñàkk parce que xam nga ñun moom suñu milieu am na ñoo xam ne ils acceptent am ñoo xam ne dañuy critiquer mais comme ni ma koy waxee tout le temps li am solo mooy defal li nga war a def na nga rafetal sa diggante ak jaam yi na nga leeral sa diggante ak sa borom li ci des moom ay wax parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne la raxatan fi dunia wala najata min annas àdduna amul noppaliku te mënoo fexe ba mucc ci nit ñi donc li la war def ko rek mais du ñàkk mais sincèrement sama mbokk yi c'est-à-dire que la famille waa Kër Cheikh Ahmed Fadel yëpp amul kenn ku mus a taxaw ak man xool ma beneen bëtu lu dul ne seen frère la seen xarit la seen sëriñ la seen lépp la parce que ñoom dañu wàccee seen bopp mais man du ma ko mus a nangu kontaan nañu ci bég nañu ci dañuy jël seen sama ay photo di ko dugal tout le temps ñu ngi may woo Chérif kàddu yi rafet na gis nañu jour boobu interview bi nga demee Casamance gis nañ ni nga doon doxale lu dul lu rafet rek waxuñu ko ci man sincèrement parler mais du ñàkk ni peut-être dina am ñoo xamante ni dinañu ci vexé wu tuuti parce que dinañ foog ni da nga koy def pour ngistal te yàlla xam na ne def ma ko pour ngistal parce que musuma ko def ne nañ ma photo wala nañ ma vidéo tout le temps dafay fekk ni bu ma ko defee maa ngi ci tarbiya wala dara waaye soppe yi ak taalibe yi ñoo koy photo di ko dugal ak yooyu mais bu dee ci côté sama ay mbokk moom jàmm rek laa seq ak ñoom bëgg nañ ma fonk nañ ma respecté naa leen bëgg naa leen man tamit samay sëriñ lañu waa Kër Cheikh na lañu loolu moom la ñu seq te ñoo ngi may encouragé tout le temps ñoo ngi may conseil lépp lu ma def ñoom ñoo shaqi lakinnama faza biha kullu taqi wa hiya la ilaha illa Allah man qala fa qawluhu kafa'u محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله waji jara bako su ngeen ma dégloo ma way yow waji jara di daroo li tax ma koy tiitaroo ndaxte nabi moo di maamam Cheikhna Cheikh Saadul Abe moo di maamam waaw Eli Cheikh maa ngi koy xoole maamam Rasulullah
di ko xoole baayam bi Sërif Xutub Aydara bi Aydarin Zawdatul Batul nooru xarit la ba pare sama frère la le 7 août laa judd moom le 8 août la judd ñu bokk benn année muy sama frère yaayam Ramatoulaye Ndiaye man sama yaay Asietu Ndiaye yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay waaw Mapenda Seck mooy papaam man sama papa Chérif Khoutoub Mapenda Seck ak Chérif Khoutoub ñëpp xam nañu fi nu jaar donc Bambala ngi nii c'est mon frère c'est mon jumeau yaa ngi waaj bés bi la 14 waaw maa ngi koy waaj incha allah le 14 ku ne xam ne la 14 yi xew ndaxte man damay sant yàlla ba pare bokk ak ñi nga xam ne mën naa ne moom sëtu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam rasulillahi loolu mënuñoo am lu ko sut maa ngi sant yàlla nag ba ma bokkee ci xeetam moom mii bokk ak moom benn deret ndax yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay mu doon nag sama jumeau la du sama frère sama jumeau ñoo defandoo lépp mu jàngal ma lu bëri ba ci way yi may way sax jox xaw na ma cee jox ay mbóot waaw la 14 nag incha allah ci kàttanu yàlla kenn musuma gis keroog kenn musuma dégg may way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man incha allah la 14 dama jël engagement way ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox la ko yow jeex na ko pour la première fois boo ko defee rek gannaaw yaa ma jàngal waaw yow laa ko ñu ko jox jeex na ko incha allah ci kàttanu yàlla laa yazal tawarada nawafa yow Abdoul Aziz Chérif Chérif Abdourahmane Seck waaw kii moom kii tamit kii rakk Bambali la c'est mon frère c'est mon jumeau moom tamit sama lépp la moom la ñuy wax Chérif Seck Chérif Abdourahmane Tilala lañ ko tuddee sama frère la borom baax la moom moo nekk fii di ñaanal gars yi ci ataaya bi xam nga bu gars yi wéetee tuuti rek mu taal ataaya bi moom borom baax la wàccee boppam bu bëgg dee wax dëgg yàlla ma wax incha allah naa ko matal ba mu mat incha allah waaw comme ni ko waaw jeex na incha allah dafa am tàkkusaan boo xam ne cantu Baye Fall la koy def ndax moom dafa boole murit xaadir tijaan laayeen ñëpp bàyyiwu kenn ñëpp la boole xam nga bis bi nag ñëpp la ci woo ñun ñoo ngi woo ñëpp te incha allah ñëpp nañ ñëw la 14 la fii ci zone A ñuy ñaanal nag suñu papa ji comme ni ko sama frère bi waxee mu yàgg fi loolu te wér ndax bu fi yàggee ñun ñëpp dañuy am jàmm ndax dundam am na njëriñ tamit dëgg la xam nga ñu leen woo la 14 incha allah tàkkusaan bi nag bu ko kenn tardé Baye Fall yi ñooy ñëw yëngal kër xaadri waaw après xaadri yi ñëw yëngal kër ñëpp waaw ci kàttanu yàlla lépp jaar yoon am leen jàmm sama gars yaa ngi nii xam naa ne Cheikh Abdoul Aziz jëlal ma sama gars yi kii mooy Cheikh Abdoul Aziz kii mooy Malick kii mooy waa Faramaren yaa ngi nii en gros soxna Mariama ngi noonu fii nag moom ñu ngi dugg sama kër maam fii sama maam Babacar Ndiaye doomu Massar doomu Alboudi Ndiaye fii mooy sunu kër famille moo taxoon ma ne du ma def dara te jaaruma ci yaay booy mu ñaanal ma ngeen gis ko xàmmee ko ñun ñëpp ñu bokk yiw bi mu ngi ci biir bismillah saduma taqallaqaay samaam wa xubbo bi sayyihi taqaqaqa asalaamaaleykum Diop Diop ñu ngi lay ziar akay tey ay dara nga def Diop yegg si leen toog leen egg leen suuf sa taalibe yaa ngi nii waaw sa taalibe yaa ngi nii sama gars yi kii moom jëmm ji sell bi ngeen di gis kii mooy soxna Aminta Diop yaay booy nga xamante ni àddunaam yëpp da ko jox waa kër yonent bi ndax kër gii ngeen dugg tey boo leen duggee zone A ngeen ne boo leen duggee zone A boo leen laajtee kër Chérif yi kër gii li ngi leen di wan boo leen duggee zone A boo leen laajtee waa kër yonent bi kër gii li ngi leen di wan ki mooy soxna Aminta Diop mu bëgg ngeen xam ko mu ñaanal ñu yaa ñun ñoo ngi dëgmal suñu événement bi nga xamante ni mooy le 14 août guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal ñu ci ñaan boo amee looy wax tamit nga wax ko taalibe yëpp a ngi lay dégg ma ne si mi ngeen xam ni mooy seen sëriñ muy ili Cheikh Aydara ba muy xale ba tey mu juddoo ba léegi maay léppam daal gannaaw yàlla wallaahi dëgg la dégg léegi nag yàlla def na jàng yi jub si na ñu fas yéene daal jublu ci
guddi yonent bi guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ñu ci bu baax waaw yàlla dina defar yëpp incha allah dégg nga moom mii ngeen jël def ko seen sëriñ na ngeen seede ne am ngeen sëriñ xale la waaye am ngeen sëriñ de dégg nga xale bu tuuti waaye am ngeen sëriñ léegi nag jàngee jub si na yàlla na yàlla yeggale yëpp amiin yaa rabbi dégg nga amiin ngeen jublu ci seen sëriñ bi ngeen kii ko ngeen fonk ko nag dégg nga doomu Sëriñ Xutub la lépp yow la ngeen fonk ko ah teg ko foo xam ni wax dëgg yàlla xale la de waaye bu leen jàpp rek ne xale la asi bu ndaw moo leen lu doomu kii bi la Marème kon yaay nga ñaanal ñu rek ñu mun a yeeweeku waaw insha allah bismillah teraanga gi la sa baay defal mooy ku la xool sopp la te di la xoole sa maam Seydina Muhammad il Cheikho man de bëgg naa la te maa ngi lay xoole sa maam man de bëgg naa la sopp naa la wóolu naa la il Cheikh bëgg naa la maa ngi lay xoole sa maam jooje dundal ba mu yàgg loole la 14 bis bi lu rëy lay doon ci ñun ndax ñun taalibe bu leen di xoolee seen maam sama yaay la kii mooy Tata Rama moom ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay moom mooy yaayu Bambali dëgg yàlla di sama yaay di sama lépp moom mooy laay génn ci yaay léegi ma fekk ko fii xam nga loolu moom mbégte la waaw loolu de moom mbégte la moom yaa waaw le 14 bi moom du yomb ndax xam nga le général moom bu ayee ñëppay jóg xale bu baax la bu am yar bu mérité lii bëgg waajuram yaa ngi may dégg jël papaam fonk ko mu doon sëriñam loolu c'est rare nga gis ko donc bés bi ñun dañ koy pare bu baax a baax incha allah man ak samay mag ak samay rakk dara du yomb tey incha allah moom zona moom dañ koy toj def ko juróom-ñaar dara du doy incha allah moo kon man maa ñëw dem waaw d'accord kon ñu def noonu ngeen ko def fii moom mooy kër famille bi fii moom lépp relax ay si ñu def daa ñëw yeewee ko waaye ma daw saa yi foo ma dem continuer waat xam nga pareegul fu ma tollu di ko xoole baay yam bi Sëriñ Xutub ay dara beederin zawdatul batul nooru nu bawata alayna laa yazal tawarada nawafawal anfal Fatumata bint Rasulullah mooy seen maam daggitu garmi bu nu tabal ci wilaaya ni général li Sëriñ Xutub ay dara lay mel ili Cheikh yaa dandu sa baay yow yaa jël sa leeri baay Baba nan ngay waajee 14 août bi maa ngi lay bàyyi nga wax ak gaay waaw 14 août bi moom dama koy bàyyee ak waa Mille Mélodies bàyyee ko ak waa zone A ak xaadir yëpp parce que général su wootee Chérif Xutub woote waxuma day compliqué mais day doy waar li tax ma ne day doy waar bee passé man bi may ñëw il faisait 5 heures du matin nit amul fu mu jaar ça veut tout dire mën nga louer ay nit mën nga louer ay chaises mais mën a louer ay nit et ce qu'il est en train de faire moi je pense que c'est une très très bonne chose et yow aussi tu es en train d'innover je veux dire affaire nu mu tudd xadriya ñëpp xam nañ ci ne affaire toog la kii yow mais yow da nga ñëw affaire yi moderniser ko c'est-à-dire tu t'adaptes te loolu mooy àdduna man dinaa fa nekk
suma ay xarit dinañ fa nekk waa Mille Mélodies dinañ fa nekk Sénégal Ndiaye dinañ fa nekk ñun ñëpp a fay nekk man Baba Amdy dinaa fa nekk ak suma famille donc ma lay sant di la wax rek ngeen dolli ñu ñaan parce que loolu rek lañ am ci àdduna yàlla na yàlla fay jàmm rek nga am bul fàttali yow Cheikh Al Khoudoum bi mu lay seexal du tey waaw loolu du tey moo tey sama bopp ne demal yow coow li mooy bëri rek mais gars yi mënuñ ci yow dara tey def naa loolu moom moo fi nekk yàlla na yàlla fay merci beaucoup mon homme à très bientôt inchallah man du ma seen nijaay man sa xarit la waaw jeex na loolu leer na merci beaucoup Tos jaajëf sopp naa la wóolu naa la Elise bëgg naa la maa ngi lay xoole sa maam jooje dundal ba mu yàgg loole le 14 bis bi lu rëy lay doon ci ñun ndax ñun taalibe buñ leen di xool waaw Bara ñii moom ñii samay waay la ñii ñoo nekk ci boutique bi fii 24 heures bi xam nga 24 heures moom bu ñu la ko waxee gars yi dul nalaw guddi yëpp fi lu ñuy jëndee ay borom baax la ñu ñoom ñoo fi nekk bëgg ma respecté ma lu ne ñu def ko donc instant bi moom dama lay bàyyi ma jox leen seen grand bi mu waxtaan xam nga wax nan lay waajalee guddi gi waaw guddi boobu moom du yow moom kii moom parce que moom borom baax la quoi billaahi fii lay ñëw di kafar ak ñun di reew ak ñun billaahi bañaluñu dara ñun tamit mooy loolu billaahi borom baax moom xam nga rek billaahi lu ne defal nañu lu ne ñun tamit moom mu jàpp rek te wa bàyyi ay xarit lañ yàgg na quoi wallaay dëgg jaara kon yow dinañ leen xaar ci guddi gi du yomb guddi gi ok merci beaucoup waa ji jare bàkko su ngeen ma dégloo